li ci gën a fës catholique yi di màggal tey fetu Pâques di mandargal di dekki Yeesu Krista ay messe daañu ko amal ci jàngu ci réew mi yëpp RFM fas yéene ci ànd ak yéen lu ko dalee 10 heures tey 4 avril mu def juróom benn fukki at ak benn bi Sénégal moomee boppam ren nag fetu indépendance lu am benn xumbeel ab yéegal drapeau rek la ñu amal ca palais ci teewaay njiitu réew mi moom président Macky Sall démb xam ne ne mbébétam mooy lu toll ci juróom benn fukki junni ak juróom ci xëy ñu jox ko ndaw ñi nee na nag nguur gi taxaw na ci dugal ci loolu lu toll ci juróom-ñett fukki milliards xam na ne tamit ne daañu jël lu toll ci juróomi junni jàngalekat ca Kaolack ñi nga xam te ne ñoo leen tëj seen kër ca wetu aéroport bu Kawoon di yëglu nee nañ ba léegi jotaguñu ndàmpaay yi nga xam te ne moom la ñuy xaar boobu ba léegi te mi ngi tàmbalee yàgg wàllum tàggat yaram lamb gën cee fës ak combat bi nar a dox tey diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 mu ñetteeloon ñuy daje boobule combat di amee ci arène nationale wàllum football Jaraaf tey di jouer ci coupe CAF ñetteelu matcham naka démb nag Tëngéej ci FC moom am na ndamam lu jëkk ci Ligue africaine des champions ñoom ñoo gagné démb waa Esperance Tunis ñaari bal ci benn yaatal gi ci sport weekend lay doon mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne sulu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Kader Lo moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak coupe tiis di benn waay boo xam te ne moo faat boppam fital bi mu yoroon daal moom la daal di jël tiré mu daal di tiré boppam ba noonu la ñàkkee bakkanam loolu nag mu nga xew ca Tivaouane Del bi di dëkk bu nekk ca diwaanu Kaffrine ki nga xam te ne nag moo tiré boppam ci lu mu tayul fital toll woon nag ci ñeent fukki at ak ñett nee na nag benn rëbbkat la boo xam te ne ma nga cosaanoo ca Tun Juma nekk ca commune bu Kayi dañ ciy déglu seede yi ki nga xam te ne moo jiite conseil départemental bu Malem Hodar Cheikh Ndiaye ci jokkoom ak Omar Ndiaye. mu ngi xewee ci dëkk bu ñuy wax Tivaouane Del bi nekk ci commune bu Dianké Suuf département bu Malem Hodar ci région Kaffrine. lii xew nag benn rëbbkat la bu ñëw mu ngi dëkk Tun Afé nga xamante ni daal moom la fetal bi mu yore woon moom moo takk en fait ci kawam et sur le coup rek ci la dee parce que bal bi daf ko rey si tàng bi donc loolu nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu moytu rëbb bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci àll bi te defuñ ko ci ni mu waree donc loolu nag toujours mooy indi ay jéey yi. mu nekkoon Cheikh Ndiaye di jiitu conseil départemental bu Malem Hodar doon di séddee ci rëbbkat boobu nga xamante ne dafa tiire boppam fital ci lu mu tayul ba ñàkk bakkanam mi nga xewe kon ca Tivaouane Del bi nekk ca diwaanu Kaffrine 8h tegal na 7 minutes. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi wax ci leneen muy wàllum diine ak catholique yi màggal tey Pâques feetu Pâques nag di mandargaal dekki kii di Yeesu Krista ci loolu nag tey jii da ay messe daañu ko amal ci jàngu yi nekk ci réew mi yëpp ci loolu sax ki nga xamante ne mooy Pape François di njiitu jàngu bi ci àdduna bi dem nag yëkkati na ay kaddu ci ni ñu koy defee saa su ne mu wax catholique yi nag ñu bañ a ñu dund yaakaar ba léegi bañ a ñàkk yaakaar donte sax jafe-jafe yu bëri na ci àdduna bi rawatina ak mbas mi di coronavirus. kon tey fii ci Sénégal jàngu yi daañu ci ànd ak yéen loolu nag ci bu 10 heures jotee lay doon ci messe bi nga xamante ne mooy am fii ci paroisse Saint-Joseph bu Médina daañu ci ànd ak yéen naka noonu tam suñuy correspondant daañu ànd ak ñoom jëm ci wàllum messe yi ñuy amal foofule ci diwaan yi ci réew mi. tey 4 avril tam ci dimanche bi ñuy màggal anniversaire indépendance bu Sénégal juróom benn fukki at ak benn bi Sénégal moomee boppam ren nag niñ ko defee woon daaw ci nu mu gën a simple rek lañ koy defee li ko waral mooy mbas mi di coronavirus ci loolu sax tey ci suba li ñu am rek mooy levée des couleurs di maanaam yëkkati drapeau bi ca palais de la République doon ci teewaayu njiitu réew mi moom njiitu réew mi nag ci ànd ak ñi nga xam te ne ñoo jiite institution yi nag noonu tam ñi bokk ci gouvernement bi démb nag ni mu koy defee saa su ne président de la République yëkkati na kàddu jagleel ko askan wi ci loolu nag wax na lu bëri ci wàllum xëy ndaw ñi nee na nag am na koppari toll ci juróom-ñetti fukki milliards yoo xam te ne ci weeru mai bi dinañu jël lu toll ci juróom benn fukki junne ak juróomi ndaw ñu am xëy wax na tamit ne juróomi junni jàngalekat daañu leen ko jël dañuy déglu kàddu yi président Macky Sall. weer wii di ñëw mois de mai danañu jël lu toll si juróom-ñetti fukki milliards muy 80 milliards jagleel ko xëyu ndaw ñi loolu nag ay liggéey yu bees yu ñu génnee la juróom-ñetti fukki milliards yooyu danañu permettre danañu may ñu mën a wutal xëy juróomi
benn fukki junniy ndaw ak juróom yoo xam ni daañu leen wutal xëy ci weer wi di ñëw ci biir Sénégal yëpp. ci biir loolu juróomi junni si ñoom dana nekk ay jàngalekat ci wàllu l'école yu ndaw yi pour élémentaire secondaire waaye dinañu aussi sóoraale njàng mi ci daara yi daara moderne yi ak njàngaleem kàllaama arab aussi dana bokk ci ñooñu ñu fas yéene recruter jëmale leen ci njàng mi. liggéey yooyu ma wax léegi dinañ ko jagle ci secteur yi nga xam ne mooy wàllu mbéy mi wàllu reboisement wàllu pavage muy tali yi ñuy defaree ci gox yi wàllu sécurité. dinaa jël ay koppar yu takku yoo xam ne ci gouvernement ci budget bi lañ ko jëlee muy 400 ak juróom fukki milliards yoo xam ne ci diggante ren ji ak 2023 dinañ ko jagleel ndaw ñi. loolu nag dinañ ko gën a yaatal ci conseil présidentiel bi ma fas yéene taxawal le 22 avril ci weer wi nga xam ne dina nekk conseil boo xam ne ndaw ñi dinañ leen si woo ci ñu jógee nag ci région yëpp waaye itam ñu xool ndaw ñi nu ñu bindoo ci kuréel yi. mu nekkoon njiitu réew mi président Macky Sall ci wàllum xëy ndaw yooyu mu wax nag kii di Abdoulaye Wilane di député maire bu Kaffrine yor tamit kàddu Parti socialiste di artu nee na nag buñ ci dugal benn politique wala benn parparloo lépp na jaax yoon ñu déglu ko maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane. emploi yooyu suñ koy def man en tant que représentant des populations li may ñaan sénégalais yi di ko ñaan état ak ñi nga xam ne ni ñooy acteurs politiques yépp nañ fexe ba bu mu am parparloo bu mu am yaama neex bu mu am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ba nga xam ne saafara du nekk saafara suy jur jàngoro dama ne ku xool xale yi ci Sénégal ak ci àdduna bi ni ñu toll ak jaaxle yi ñu am ak bëgg-bëgg yi ñu am ak xadar bi ñu àndal boo dundee li nga dund fan yi ci ginnaaw seet ne suñu ko saafarawul fi ñu bëgg a jëmale Sénégal du fa yegg boo ciy def saafara da nga ko war a def mu dal ma yokk ci ne emploi yi ñu créé yépp ci état lay doon yaa ngi nax ndax président dafa woo sax privé bi ne pour que ñun ñëpp ñu mën a saytu songu congin bu bees xaleel ñëpp ma ci tey keppaaru ëllëg bu ngay dee xel ma ba doom jaat loolu moo tax ñun waa parti socialiste yi nga xam ne ñoo yóbbu Sénégal indépendance tax Sénégal ñu koy roy di ko kañ ci àdduna bi yëpp lépp lu nar a nërmeel loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg di kàddu Abdoulaye Wilane di député maire bu Kaffrine nekk tam député nekk tam ki yor kàddu parti socialiste kàddu yooyu mu doon ko yëkkati kon ca Kaffrine ci micro Omar Ndiaye des ba léegi ci wàllum xëy ndaw ñi ca Tamba tamit ñi ngi ciy teggi jéego waral nag baab ndaje amaloon nañ ko ci di ndaje boo xam te ne kuréel gii di Anka Wuli ñoo ko doon amal seen président d'honneur di directeur général bu SICAP di Mamadou Kassé nekk tam responsable après fekk foofa ca diwaan ga ci loolu lañ ci déglu adjoint gouverneur bu Tamba en charge du développement Amadou Salmon Fall ci micro Moussa Mar Gueye. autorités locales yi administratives partenaires yi ñëpp teew accompagner leen ci réflexion boobu pour ñu tënk lépp lu fi jóge ci xalaat loo xam ne daf leen concerné au premier chef pour alimenter le rapport régional ba xam ne dafa jóge ci ginnaaw préfet yi ci département yi def réfléchir leen ak les parties prenantes des départements jébbal ñu ko région bi ñu réfléchir réunir ñëpp boole ci jeunesse bi pour maanaam tënk opportunité d'emploi yi spécificité yi ak lépp loo xam ne noonu naa yombal xëyu ndaw yi ci région de Tambacounda donc loolu dañu koy rafetlu que Tamba dafa bëri maanaam opportunité d'emploi du jeex donc formation détermination jeune bi auto-emploi entrepreneuriat loolu tamit yëpp day nekk ay points piste de réflexion yoo xam ne mën na véritablement soxal maanaam liggéeyu ndaw mu ne woon Amadou Salmon Fall di adjoint gouverneur bu Tamba bi ñu dénk wàllu développement wax lu soxal wàllum croissance Sénégal nag def ci jéegom nee nañ nag li ñu yaakaaroon di 1,4 dinañu ko weesu nee nañ nag kon ci atum 2020 croissance bu Sénégal mi ngi toll ci 1,9%. ñi nga xamante ne ñooy ay prestataires nekk ca Sénélec ñoom taxawal seen syndicat toll na nag ci juróom-ñetti junni ñoom li ñu bëgg mooy ñu daal leen di jàppale ci wàllum formation nag noonu tam ci wàllum koppar ci loolu nag tamit wax nañu ne daal ànduñu ci ay changement ci wàllum suppel appel d'offres yi nga xamante ne agent de régulation des marchés publics loolu sàkku dañ ciy déglu ki jiite syndicat bu bees boobu kan dañ ciy déglu kon ki nga xamante ne moo yor jokkoo gi Baba Sy ci micro Ibrahima Diamé. waaw xam nga 500 millions boobu ñuy tudd ñun duñ ko mës a nangu parce que ñun ñoo fi yàgg a nekk tey jii bu demee tey ba nga xam ne liggéey nañu lépp ba mu xam ne daanaka normal na bu leen neexee ñu wax loolu mais 500 millions ñun bu ñu téyee ñun CNPAS bu ñu woowee bépp entrepreneur mu toog
wóor na yàlla réew mi da koy sentir. ñoo ngi tàllal état loxo di tàllal directeur général loxo di tàllal réew mi loxo léegi nag am na ay sociétés étrangères yu ñëw ay ñeneen ñu ñëw bëgg a xëccoog ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañu di employé ay sénégalais ñooy dañuy lànk. tey courant bu coupé ñi ngay gis fukki oto Senelec bu la rombee juróom-ñeenti ñi ay entrepreneur lañu ñi ngay gis ñiy liggéey ci réseau bi bu dee fukk juróom-ñeenti ñi ay entrepreneur lañu paan yi ngay gis ñun ñooy ñëw di changer di def lépp te boo yi ngay gis ñu nekk ci réseau bi ci ñun la léegi nag dañoo dajaloo def benn bloc def suñu syndicat pour bu ëllëgee bu ñu bëggee wax ñu mën a wax ku am jafe-jafe ñu mën laa jàppale ñun ñu ngi former ay xale yi dañuy génn ñun ñoo leen di mujj embauché waat wala ñu forcer ñu yóbbu leen kon boog ministère de l'emploi et de la formation boobu nañu bàyyi xel te xam ne ñun ñu ngi former ay xale yooyu ñu former bu ñu génnee dañuy am la main ñu jàppale ñu am na ñoo xam ne dañuy génne école ñëw ci ñun ñoo leen di defal application tey jii am na ci ñoo xam ne ñoo ñuy diriger sax ci ñun la ñu jaar. mu nekkoon Baba Cissé di ki dénk jokkoo gi ci syndicat bu bees bi ëmb prestataire yu Senelec ñoom nag directeur général bu Senelec mi ngi leen di xamal ne mënuñoo jël ñoom ñëpp di juróom ci ñetti junni prestataire yooyu ndaxte neen ñëpp bëgg a liggéey Senelec waaye loolu mënta nekk li ñu mën mooy jàppale leen ci wàllum koppar ak wàllu tàggat gi Pape Mademba bi tey teewee seen ndaje boobu ay kàddoom ci micro bi Ibrahima Diame. wax naa leen ko nangu nañ ko ñëpp mun nañ nekk agent Senelec waaye ñëpp mun nañ liggéey ak Senelec juróom-ñetti junni prestataires yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak Senelec te bu ngeen ko xoolee loolu presque juróom-ñaar fukki junne emploi mu ngi ci seen ginnaaw kon boog loolu tey jii nii bu amee nii ñoom ñu bëgg a formaliser wu taxaw ne dañuy jàppale Senelec dafay jaadu man mii nga xam ne lii la ñu président sant pour que ñu taxawal Senelec bu am doole Senelec bu am jëm ñu ñëw taxaw fii ak ñoom rassurer leen ne leen duñ leen bàyyi ñu des ginnaaw ne leen dinañ leen accompagner ne leen dinañ nekk seen ginnaaw ndaxte Senelec du nekk entreprise bu mag lu dul client bi kontaan na lu dul famille sénégalaise yi kontaan nañ ci loolu moo tax tey jii ñu wax leen ne dinañ fexe nag ba nga xam ne dinañ defar benn base de données boo xam ne képp kuy liggéey ak Senelec ci Sénégal yëpp ñoom ñu nga fa ndaxte xam ngeen Senelec dafa teew fépp ñu defar base de données bi xam leen ba pare mais également Senelec dina leen jàppale ci wàllu formation xam ngeen ne am nañ benn centre de formation bu mag bu nekk Cap des Biches boobu dinañ leen ko ubbil former leen ci métier électricité bi ba nga xam ne képp kuy liggéey ci réseau Senelec di nga am lu ñuy wax habilitation maanaam carte buy wane ne yow def nga formation bu war et que lii ñu la sant mën nga ko bu loolu weesoo it comme ay jeunes entrepreneurs sénégalais lañ yoo xam ne dañuy employer yeneen sénégalais ñu jàppale leen ba nga xam ne structure état bi mu mel ni FONSIS mu mel ni DER dinañ leen mun a dimbale ci ay financement ba ñu am équipement yu leen war ak lépp lu nga xam ne dinañ ko mun a liggéey bu baax pour def seen kii ci Senelec. mu newoon Pape Mademba Bitèye di directeur général bu Senelec dañuy des foofu leer sax ca Kaolack ak ñi nga xam te ne ñoom lañ toj ci seen kër ca booru aéroport bu Kahone ñoom nag ñu ngi ñaxtu ba léegi nee na nag wàllu ndamtaay yéex na lool bëgg nag ñu daal di koy gaawal démb lañ ci doon yëglu Ibrahima Diame. lii soo gisee mu tout ce qui entoure ce travail là. ay borom kër lañu yu nga xam ni ba tey ñu ngi réer mer sonn nañu jaaxle nañu xamatuñu fu ñu jëm ginnaaw ñeenti weer bu ñu tojee seen kër yi naraan di jaar seen kaw boobu ba tey ñu ngi daw fu ne pour ñu indemniser leen waaye dara sottiwul Biram Fall moom moo yore kàddu collectif bi. dossier bi fi mu ne nii exactement fi nga xam ne fi lañ mujjee dossier bi ci préfet gouverneur lañ mujjee parce que topp nañ dossier bi amuñu woon ci dara lu ñu leer ndax dafa àggul ci kilifa gi. te it am nañ ay cachet yoo xam ne si dafa wane ne mbir mi àgg na ci kilifa gi te it nit ñun sonn nañu benn coono boo xam ne si nan la mën a àggee ci kilifa gi ba léegi ñun amaguñu dara loo xam ne dañ cee téyeegum wala lu ñu teg suñu loxo amaguñ ko. anam yi ñuy dundee nag bi ñu rajaxe seen kër ya boobu ba tey ñu jàpp ne de sax moo ko gën te nar na gën a métti ak nawet bi ñu dëgmal ak weeru koor gi. vraiment dañoo sonn dañoo jaaxle te fi ñu toll fi mu ne nii soxla nañu wax dëgg Macky Sall nga xam ne si muy président Macky Sall muy suñu président mu gestu askanu Kahone parce que fi mu ne nii lépp lu ñu la mën di wax nawet baa ngi ñëw te it nit ñi sonn nañ. li mu néew nag lu ma téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari parcelle daal nañ leen récupérer ci yaatal gi ñu doon yaatal aérodrome bi fanweer ak ñett ya ay kër yu ñu tabax la peinture leen karo leen ay njaboot dëkkoon fa njaboot yooyu le nag la ñu fekk seen biir kër ya génnee leen ba fi mu toll nii lay ay sans domicile fixe lañ leen di duppee maanaam dañuy dëkk fii tey suba ñu génnee leen fa ñu dem dëkki feneen mu doon
lool ay coono yu kenn mënut nettali yu ñuy dund. Ibrahima Diame ka woon rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame kii di gouverneur bu Kaolack daal di addu ci mbir moomu li mu xamle moo di ne am koppar yu toll ci 1,268 millions di benn milliard ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti millions yoo xam te ne daañu leen ko jox pour dimbali leen waaye leeral na ne nag du loo xam te ne nguur gi force la nguur gi moo koy def ngir wàllum yërmande ak ndimbal ñu déglu gouverneur bu Kaolack Alioune Badara Mbengue ci micro Ibrahima Diame. Actuellement bi ñu évaluer ndàmpaay bi mi ngi toll ci milliard ak lu jege ñetti téeméeri millions xam nga loolu du lu tuuti milliard ak lu jege ñetti téeméeri millions léegi nag dossier bi mu paree yónni nañ ko ci kaw suñu kilifa yónni nañ ko ci kaw mu dem ñooñu la ñuy xaar ñu réagir te yàggatul parce que ñoom ñooñu ko sax demandé lu nga xam seen réaction du yàgg bu ñu ñëwee danaa wax préfet mu convoqué li ñuy wax commission conciliation mooy ku ci nekk dañ lay woo ne la yow amoon nga terrain sangam tabaxoon nga ko tabax bi lii la tabax rez-de-chaussée la wala étage la wala lii la gouvernement bëgg a ndàmpee nga discuter ak ñun boo discuter ak ñun bañ tombé d'accord ñu noté buñ paree ci loolu ñu def rapport final bi nag bu demee ci la ñuy doon di décider pour fay leen mais amul benn yéexaay bu ci am la preuve ñoom benn yoon lañ mës a demander audience ci man alxames lañ ko def ajuma ma recevoir leen ba ñoom bi ñu ñëwee sama bureau sax dañ ne ma vraiment ñu ngi lay gërëm man leen yegg si ngeen parce que xamoon naa ne li ngeen di dox di tong-tongal fu nekk di waxu leen fi ngeen war a waxee. mu nekkoon Alioune Badara Mbengue di gouverneur bu Kaolack dem ba Richard Toll foofu nag ndaw ñi ak ñoo xam te ne dañoo demoon tukki wàññeeku ñu ngi leen di tàggat ci ñu demal seen bopp liñ ci jublu nag mooy fexe daal ñu ndaw yooyu jàppale leen ba nga xam te ne daañu mën a am ci lu ñu jàpp rawatina nag lu jëm ci wàllum yarum jën ak tamit wàllum mbayum dër mi moomu di jaan ci leeral. gannaaw ba ko Confessène taxawalee GIZ daal di koy financé lépp juróom fukki ndaw ak ay migrants retour daal nañ leen tàggat ngir yombalal seen insertion ci milieu professionnel ñu daal di leen di tàggat ci lu mel ne agriculture horticulture ak entrepreneuriat Ousmane Kandabo mooy responsable opération projet bu MIDA. bu ñu formé ñi ba pare dañoo def phase bu ñuy wax incubation loolu ci wàllu formation chaîne de valeur yi mettre ko en pratique bu entrepreneuriat bi jeexee mais bu loolu weesoo aussi balaa ñuy paree sax tàggat bi ak incubation bi dana leen defal plan d'affaires yooyu nag lañ leen di jàppale ba ñu mën a créer seen entreprise en tout cas bu dëgëral seen entreprise mais ci à côté am nañ dispositif bu ñuy wax ne les business coach xamante ni tey ñoom ñooy accompagner ñii nga xamante ne formé na leen. mu daal di fay teewal maire bu Richard Toll nekk tamit président conseil communal bi jeunesse kii di Abdoulaye Seydi mi nga rafetlu projet bi lee tey di xam leen dafa ñëw si waxtoom rawatina si jamono ji nga xam ne xëyum ndaw yi nekk na jafe-jafe. je pense que wax emploi di nga wax au moins formation donc formation bi am na njëriñ dans la mesure où dina permettre xale yi am yenn outils yi pour pouvoir démarrer le projet. di wax ne également aussi question emploi dafa nekk question boo xam ne c'est aujourd'hui une question nationale ku nekk dañ ci war dugal loxoom donc je pense que déjà l'État du Sénégal jël na ay mesures en ce sens mais bu amee yeneen acteurs yi aussi yu ko ñëw di ko ci jàppale je pense que dañ leen di féliciter di leen remercier mais également aussi di leen accompagner ci processus bi. organisateurs yi di xam leen ni daañu accompagner ndaw ñi bu seen formation bi lay jeexee lii di association Debbo Africa bokk ci ñi taxawal tàggatu bi mi nga xam leen ni daañu amal suivi communautaire jagleel ka ndaw ñi lee ngir ñu daal di mën a pratiquer connaissance yi nga xam ni jot nañu kam si tàggatu bi lee Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futurs Médias. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram sport weekend ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne. mbokk yi dal nag jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féetee ci micro gi ci machine gi Amady Ndiaye dañu koy daal di door rek wàllu football ak coupe de la CAF Jaraaf bu Dakar niki tey jii ci dimanche gi incha allah ci bu 16h jotee ca stade Lat Dior bu Thiès dana fa taseeg doomu Burkina Faso yi di waa Salitas féetee jamono gi si ñaareelu place bi ci classement bi ci wàllu Ligue des champions niki démb Teungueth FC moom nag daal dina am ndamam bu njëkk ci les compétition ci diggante mag doomu Tunisie yi la woon di waa Espérance ñaari bal ci benn la ko Teungueth FC daal di may di ab ndam yi nga xamante ni public bu amaloon déplacement bi foofu la ca stade Lat Dior bu Thiès mu ngi koy rafetlu nettali geek Cheikh Anta Diop. équipe bu Teungueth FC bu taxaw la ñu gis tey jii ci jàkkaarloom ak Espérance bu Tunis waa Teungueth yi wane seen manin dóor ñaari bal ci benn match bu neexoon lool waa Espérance bu Tunis ñoom ñoo jëkk a dugal bi ñu footballee ñaar fukki simili ak juróom-ñaar ci benn coup franc direct le Mohamed Ben Ramdan dugal.
waa Teungueth FC égalisé bi ñu footballé fanweeri simili ak juróom kii di Serigne Niang moom moo ko dugal. ñaareelu bitu Teungueth bi nag Baye Diop moom moo mbëkk bal bi ginnaaw benn centre bu rafet bu Pape Ousmane Sakho def. kan moo dugal deuxième bi Baye Diop. Teungueth ci mujjantal gi gagné Espérance bu Tunis ñaari bal ci benn Youssouf Dabo rafetlu taxawaay bi nga xamante ni waa Teungueth taxaw nañ ko tey. mais ñun tey on avait vraiment la détermination de gagner ce match par rapport ak match yi nga xamante ni moom la ñu def dans le passé nekkuñu woon équipe bu como boo xamante ni gars yi mal mën nañu ñi ngi doon def ay contenu yu baax malheureusement dañ doon perdre sur les détails et il fallait que tey ñu génn par la grande porte au moins ñu xam ne am nañu cette capacité de gagner ne serait-ce qu'un match si compétition. Youssou Dabo nag wax ne Teungueth FC nag jamono yi mi ngi ci yoon match yi nga xamante ne football lañu ko am nañu ci njàngat te seen niveau mi ngi gën a yéeg. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jërëjëf ñu tàmbalee football ci biti réew ak championnat bu Angleterre ñu ngi seen 30e journée Chelsea bu Edouard Mendy niki démb West Bromwich Albion bu Mbaye Diagne daka daal di dóor juróomi bal ci ñaar Edouard Mendy moom moo daal di góolu Mbaye Diagne ràññee ko ci tamit jot a dugal but. Leicester moom Manchester City ka fekk ci dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara Manchester City gën a dëgëral taxawaayam ci place bu njëkk bi fi mu toll nii fukki poñ ak benn rek lay wut ngir mën a doon champion bu Angleterre ci choc bu doon am nag niki samedi gi diggante Arsenal la woon ak Liverpool Arsenal moom moo mujj ñàkk ci diggante mag Liverpool ñetti bal ci dara Sadio Mané jot naa football ci googule jongante Leeds United moom dafa daal di am ndam ci diggam ak ñi di waa Sheffield ñaari bal ci benn ci wàllu classement championnat bu Angleterre Manchester City mu nga féetee ci place bu njëkk bi daal di am 74 points kii di Manchester United di dëkkandoom daal di am 57 points Leicester mu nga féetee si ñetteelu place bi daal di am 56 points Chelsea mu nga féetee si ñeenteelu place bi daal di am 51 points Liverpool mu nga féetee si juróomeelu place bi daal di am 49 points Sheffield United West Bromwich Albion Fulham ñoo di équipe relégable ci championnat bu Angleterre. championnat bu Espagne ñoom ñu ngi seen 29e journée ci lu jëm ci wàllu jongante ni ki samedi gi jàppale ni ñi nga xam te ne ñoo di waa Real Madrid ñoom daal dinañoo am ndam seen digg ak ñi di waa Eibar ñaari bal ci dara Villarreal moom dafa fekki ñi nga xamante ni ñoo di waa Granada seen dëkk ci samedi gi daal di leen daan ñetti bal ci dara Getafe ak Osasuna dañoo daal di match nul 0 but partout ci lu jëm nag ci classement bi Atlético Madrid mu nga féetee ci place bu njëkk bi daal di am 66 points 63 points moom la Real Madrid daal di am féetee si ñaareelu place bi ñetteelu place bi FC Barcelone moo fa daal di nekk daal di am 62 points Alaves Eibar ak Huesca ñoo di équipe relégable ci championnat bu Espagne ca France ñu ngi seen 31e journée Paris Saint-Germain moom daal di ñàkk ci diggante mag ñi di waa Lille 1-0 Monaco moom dafa daal di am ndam ci ñi nga xamante ni ñoo di waa FC Metz ndam lu yaa sax seen jongante googule mu ngi mujjee niki samedi gi ci score de 4-0 Lens ak Lyon dañoo daal di match nul 1 but partout ci la jëm ci wàllu classement championnat bu France Lille ma nga féetee ci place bu njëkk bi daal di am 66 points deuxième Paris Saint-Germain 63 points 62 points moom la Monaco am féetee si ñetteelu place bi Lyon ma nga féetee si ñetteelu place bi daal di am 61 points Dijon Nantes ak Nîmes ñoom ñoo di équipe relégable ci championnat bu France. ñu daal di enchaîner championnat bu Allemagne ñoom ñi ngi seen 27e journée choc bi nag mi ngi doon am ci diggante Leipzig féetee si ñaari place bi ak Bayern Munich féetee ci place bu njëkk bi Bayern Munich nag moo ca daal di mujj am ndam benn bal ci dara diggante Borussia Dortmund ak ñii di waa Francfort jàppale ni Borussia Dortmund moom dafa mujj ñàkk ñaari bal ci benn ci lu jëm ci classement nag Bayern Munich ma nga féetee ci place bu njëkk bi daal di am 64 points deuxième Leipzig 57 points cinquième Dortmund 43 points tolloo ki poñ ak Bayer Leverkusen féetee si sixième place bi Schalke 04 ak Bielefeld jamono gi ñoom ñoo féetee ci avant ndàcc gi ci championnat bu Allemagne 29e journée Milan AC daal di match nul diggam ak Sampdoria bu Gênes 1 but partout Napoli moom Kalidou Koulibaly jot la football waaye jot nañoo am ndam seen diggante ak ñi di waa Crotone ñeenti bal ci ñett Genoa ak Fiorentina 1 but partout la ñu daal di def Benevento ak Parme match nul 2 but partout noonu itam diggante Sassuolo ak AS Roma Lazio bu Rome moom dafa daal di daan ñi di waa Spezia ñaari bal ci benn Atalanta daal di am ndam ci diggam ak ñi di waa Udine ñetti bal ci ñaar Hellas Vérone daal di fekk Cagliari ca dëkkam daan ko 2-0 2 buts partout ci derby Turin bi diggante FC Torino ak ñi nga xam te ni ñoo di waa Juventus bu Turin
Inter de Milan moom dafa daal di fekk Bologne ci dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara ci lu jëm ci classement bu championnat bu Italie. Premier Inter de Milan moom ma nga am lu toll ak 68 points deuxième Milan AC 60 points troisième Atalanta 58 points 56 points moom la Juventus de Turin daal di am féetee si quatrième place bi. Napoli ma nga féetee si juróomeelu place bi daal di am 56 points Crotone Parme ak Cagliari ñoom ñoo di équipe relégable yi. ñu daal dellu si suñu réew daal di ko jeexale ak wàllum làmb ak combat bi nga xamante ni danañ ko amal niki tey ji ci dimanche gi ci arène nationale diggante Eumeu Sène lay daal di doon ak Lac de Guiers numéro 2 am itam geneen combat diggante Diène Kaïré bu Soumbédioune ak itam Modou Anta bu Thiès événement boobule nag ka ko organisé moo di Gaston Production kon mbokk yi fii lañ ko daal di yemale sport weekend Cheikh Tidiane Ndiaye moo féete woon ci micro bi ci machine gi Amady Ndiaye di ko jaajëfal di rafetlu sa ànd ak rajo Futurs Médias. ñu koy jaajëfal moom tamit Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi foofu la ñu ne yéen ci xibaar yi ne su ñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës. catholique yi di màggal tey feetu Pâques bi mandargaal dëkk Yeesu Krista ay messe daañu ko amal ci jàngu yi nekk ci réew mi yëpp RFM fas yéene ci ànd ak yéen lu ko dalee 10 heures tey 4 avril mu def juróom-benn fukki at ak benn bi Sénégal moomee boppam ren nag fête indépendance bi amul benn xummute ndax mbas mi di coronavirus ab yéegal drapeau rek mooy am ca palais ci teewaay njiitu réew mi moom njiitu réew mi sax président Macky Sall démb xam na ne nguur gi nag taxaw na ngir jël lu toll ci juróom-benn fukki junni ak juróom ci ndaw ñu am xëy lu ko dalee weeru mai bii di ñëw wax na tamit juróomi junni jàngalekat yoo xam te ne daan ñu leen jël muy yëkkati woon ay kàddu ni mu koy defee saa su ne 3 avril bu jotee ca Kaolack ñi nga xam te ne ñooy borom kër ya ñu tojoon seen kër ca booru aéroport bu kawoon ñoom di yëglu nee neen ba léegi jotaguñu dara ci wàllum ndàmpaay tàggat yaram lamb gën ci fës tey combat diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 muy ñetteel yoon ñuy daje tey si ngoon gi lay doon ca arène nationale wàllum football Jaraaf di joué tey ci Coupe CAF ñetteelu matcham fekk nag démb Teungueth FC am na ndamam bu njëkk ci Ligue africaine des champions ñu door waa Espérance de Tunis ñaari bal ci benn mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène woon ci micro bi ànd ak Kadex Lo ci machine bi dellu di ñaanal catholique yëpp kon feetu jàmm feetu pagu jàmm yàlla nangul te defal leen feetu jàmm rawatina catholique yi groupe Futurs Médias ñu ñaanal ñëpp kon feetu jàmm di leen wax joyeux Pâques jaajëf ñu yendoo jàmm